asalaamaaleykum mbokku internet yi yéen ñuy seetaan ci seen flash.com yëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam tey nag ñu dalaloon waa kër gi nga xamante ne ni ñooy këru transport di AFTU yi ñoom nag ñu fay liggéey am ay jafe-jafe ci seen wàllum liggéey tey ñu fas yéene dalal kenn ci ñoom muy Moussa Diallo ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokku internet yi ñu wéyal waxtaan bi sëñ Moussa ñu ngi leen nuyu. ziar bu wér maa ngi leen di nuyu di leen sargal di rafetlu tamit invitation bi ngeen ma invité fii quoi. oui man maa ngi tudd Moussa Diallo je suis contrôleur en même temps nekk ci benn syndicat bu ñu naan Syntex nekk si le secrétaire général administratif. waaw sëñ Moussa ginnaaw jamono ji seen liggéey am na ay jafe-jafe ci biir AFTU yi jafe-jafe yooyu tamit bëggoon nañu nga ñëwal ñu ci tuuti ci ay leeral segam ñoo ngi koy dégg fan yi yëpp ci réseaux sociaux yi fépp. dëgg la pour ñëw ci jafe-jafe liggéeykat yi. dañuy ñëw ci cappaandaw bi fi mu commencé parce que soo xoolee ni AFTU bañ koy créé c'était en 2005 projet Banque mondiale la woon parce que suñu xoolee ex-président Abdoulaye Wade moom moo ko fi indi woon moo ko fi créé woon comme que projet boobu c'est pour ñu moderniser transport bi dindi fi car rapide yeeg Ndiaga Ndiaye moo taxoon tata yi ñëw fi mais bañ demee ba ci début ba lépp dañ koo jël teg ko à côté parce que soo xoolee ni Banque mondiale dafa defoon financement pour ñu jéem a xool nan la ñuy moderniser transport bi parce que ñu génn ci informel ñëw ci formel mais suñu xoolee ba xool ni informel bi ba léegi moom moo fi nekk parce que tamit yaakaar naa ne suñ nee dañoo ñëw pour organiser nekk ci formel yaakaar naa ni pour travailleurs yi aussi tamit gis ci seen bopp mais soo xoolee de 2005 ba 2019 y a pas de contrat ni rien du tout kon ça veut dire que ni ñoom li ñu leen waxoon ci projet boobu dañ koo jël def ci trois yi def ñoom lu leen neex. maanaam mu mel ni dañ leen doon bëgg a jëlee ci secteur informel yóbbu leen ci secteur formel mais ba léegi yéen de 2005 à 2019 ba 2020 ci tey jii ci yéen a ngi des ci informel bi ndax ñu fay liggéey amuñu contrat. loolu moo fi am. amuñu contrat ni caisse de sécurité sociale IPRES dara amuñu ko ci. maanaam yéen ñiy liggéey en tant que contrôleur wala chauffeur receveur contrôleur ñëpp kenn amu ci contrat. soo xoolee ni ñëpp la waaw tous les travails muy chauffeur receveur contrôleur régulateur du ci kenn koo xam ne yor nga ci contrat boobu. mais yéen tey jii bi ngeen constaté loolu at yi di dem di gën a bëri ndax dem ngeen inspection du travail comme am ngeen ay syndicalistes ak lépp. dem nañ fa dem nañ sax même. au niveau du ministère du travail toog ak nañ na ak ministre bi expliquer que tous les problèmes yi xam ne moo nekk ci kii bi mais dafa mel ni Sénégal dëkk bi amul loi justice bi dafa mel ni daal kumba am ndey la kumba amul ndey yaakaar naa ne Sénégal tant que yuuxuwoo defoo dégâts defoo bruit yaakaar naa ne duñ la jox cër bi leen moom peut-être ñun dañ naan AFTU c'est notre outil de travail. peut-être lii gars yi di def di wàcc ci tali bi di sànnante ay xeer mais loolu ñun fekkuñu ci lépp lu ñu jël lépp lu ñuy def rek dañ ciy ànd ak sunu justice pour te dire que ni ñun soo xoolee ni sunu dossier mi ngi en cours au niveau du tribunal. mais depuis kañ la nekk en cours. c'était en 2016 2017. boobu ba léegi kenn woowu leen amoo leen. ñi ngi dem ba gagné woon nañ leen procès mais ñoom aussi dañoo defoon appel normalement comme démb noonu lañ waroon délibéré mais dañ ko mujj renvoyé ba le 21. mais renvoi boobu noonu lan moo ko waral. je ne sais pas xaw ma parce que juge bi bañ ñëwee taxaw moom dafa ne renvoi le 21. peut-être am nañ trois renvois ñu soog a délibéré. mais ñi nga xamante ne nii ñoom ngeen seekaloon coow li di ñi nga xamante ne nii ñooy kilifa yi nekk ci AFTU ñoom teewoon nañ ci bu ñuy renvoyé. non seen ñoom depuis problème bi sax ñoom du ñoom ñooy teew seen avocat donc mooy ñëw waaw mooy teew. mais tey jii depuis 2005 ba 2020 tey muy presque ay at yu bëri yéen ñi fay liggéeyee amoo leen contrat. loolu ci fan la problème bi nekk en fait ci waa AFTU wala ci ministère du travail wala ci ñenn. damay jàpp ni vice versa la rek ñu ñuy liggéeyal ak le gouvernement man parce que ñoom laay jël tort bi jox leen ko parce que tey jii yaakaar naa ni travail bu nekk war naa mën a am contrat am loolu mooy logique loolu la code du travail wax mais loolu amut tey jii ministre yi ku ci nekk am nga sa contrat
su jeexee dañ la fay jëlee indi keneen ah même le président am na contrat 5 ans la su jeexee mu dem seeti leneen mais pourquoi les travailleurs ñoom mënuñu koo am ah des choses yoo xam ni mënuma la sax expliquer nu mu demee. Tu vois que les comme benn cas ci les chauffeurs buy xëy 5 heures du matin di wàcc 23 heures loolu ba ci ban monde la am. 5 heures du matin 23 heures moom nga fiy gis kuy enchaîner de 20 jours di ko enchaîner est-ce que kooku dina lucide. mais maanaam bu ñu gisee chauffeur buy xëy 5 heures du matin ba 23 heures loolu amul benn dëkk bu koy liggéey ci àdduna bi. mais dafa nekk par heure lañ leen di fay ñu bëgg a def heure yu bëri wala c'est forcé da ngeen ko war a def. heure par mois lañ leen di fay par mois lañ leen di fay. kon dañ leen di teg ci ay chartes yu nga xamante ni dëpp la code du travail. effectivement looloo fi am loolu moom moo fi am. maanaam seen payoor kon dina extraordinaire kanaa dinañ am salaire ay 500000 jëm kaw. yow yaa baax rek kon dinañ ñëw fii toog di wax suñ ko amoon dinañ ñëw toog fii di wax non. waaw sëñ bi ñu seetlu képp kuy liggéey am na ay àq ak ay yelleef yoo xam ne ni am nga ko donc yéen concrètement wax nga am ngeen ay heures de travail yoo xam ne dafa bëri alors leneen lan ngeen gis ne peut-être que dañ leen ci exploiter di leen ko liggéeyloo te fayuñ leen lu mat wala mu doon lu ëpp loo xam ne ñu ngi leen koy defloo. juste damay ñëw rek kon ci condition de travail yi parce que soo xoolee condition de travail yi li inspection du travail wax ñoom doxewuñu noonu ñoom dañuy xool lii xam ne moom moo leen neex wala lii xam ne mooy seen faveur ñu koy teg doomu aadama yi loolu moo nekkul loo xam ne lu logique la parce que su fekkoon ne dañ ko teg ci dans l'air de l'art dinañ jéem a xool dañ leen signer contrat di leen verser caisse de sécurité IPRES xam nga parce que tamit suñu xoolee ni transport bi dafa mel ni gars yi dañ ko xaw a banaliser comme ça tey jii da ngay gis des transporteurs yi des chauffeurs yoo xam ne dinañ liggéey ba retraité duñu am sax loo xam ne ñoom dinañ ci ne ah chaque fin de mois ñu dem fayeeku seen pension amul chauffeur bu ko fi am. donc loolu noonu ñooñu ngay gisaat tey jii ñooy liggéey ba màgget delluwaat ci garage yi di ñaan ay 100 francs wala di ñaan ay 200 kon donc dañoo jógoon pour dindi fi informel indi fi formel kon yaakaar naa ne loolu dañ ci war a tegu ay jeunes lañu nag demaguñu fenn mais li ñu bëgg a teg ñun loolu lañ d'accord. ok yéen donc seetlu ngeen li ñu leen def mais n'empêche que yéen organiser wu ngeen ba dem ngeen ci yoon lan moo tax tey ngeen ñëw ci presse bi da ngeen wóoluwul yoon wala lan la. non du question wóoluwuñu yoon parce que tamit yoon yaakaar naa ni ñëpp la fi nekkal te aussi ñun suñu droit mooy gis loo xam ne metti nañu ñu génn ci presse bi wax wala ñu dem ak ñoom ci tribunal peut-être tribunal la ñuy bàyyi ñoom ñu tranché mais yaakaar naa ne ni moom incha allah ndam bi dinañ xam fan la féete parce que tamit soo xoolee ni durant dañ daan dem inspection du travail dafa mel ni inspection du travail ñoom dañu fay jiitu peut-être liñ naan ñoom borom lam yu diis lañu peut-être. ñoom ñan. les transporteurs borom lam yu diis lañu peut-être ñun les travailleurs n'ont pas les moyens pour def ñoom la ñuy def mais ñun lu ci ëpp ba ñu xoolee ba xool dañ fi jéggi inspection du travail yóbbu les dossiers directement au tribunal tey moo waral tey jii procès bi di continuer nii. mais su fekkoon ni dañoo jaar inspection du travail dina am neneen nu mu demee te mbir mi du faju. mais tey jii mu mel ni 2005 bi nga wax jamono jooju Ablaye Wade moo nekkoon ci boppu réew mi moom nekk na fi moom mandat am jeex seen problème fajuwul njiitu réew mi nga xamante ne ni actuellement moo fi nekk di son excellence monsieur Macky Sall bi mu faloo ba léegi ndax gis ngeen ay coppite am déet. ba léegi li fi nekk ba léegi moo fi nekk parce que ba ñuy ñëw AFTU ay GIE ñoo ko composé woon. ay GIE ngay gis ñoo ko composé woon ku ci nekk da nga doon GIE bu nekk da nga doon liggéeyal sa bopp mais ñuy dem de 2005 jusqu'à 2015 ñu créé benn kër bu ñu naan Captrans léegi mooy direction bi moom moo coiffé léegi tous les GIE parce que ñoom dañoo ne dañ ko bëgg a renouveler def ko comme Dakar Dem Dikk moo tax ñu indi Captrans mais Captrans de 2015 à 2020 amuñu benn apport boo xam ne ñoom indil nañu ko. gisaguñ ci suñu bopp parce que dañoo ne woon dañuy réformer def contrat yi teg leen ci dans des bonnes conditions régulariser l'heure de travail yi ñuy def mais ba léegi ba sànq
li fi nekk ba léegi moo fi nekk. peut-être bon tamit am benn laaj boo xam ne peut-être askan wi lay gën a soxal mooy ne tout le temps dañuy seetlu bus yi day fees ba ëpp dañ koy xaar ba sonn tamit bon yéen loolu tamit lan ngeen ci def à part di xeex pour seen lu ñu leen di defal ay contrat yooyu lan ngeen di liggéey pour ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo ak bus yi. waaw foofu man dama fiy ñëw rek parce que soo xoolee ni en 2005 ñu ci bari dañoo defoon formation doo xoolee de 2005 ba 2008 tataay kenn déggul woon problème yi tataay fees na wala ñu ngi tardé bañ demee ba fur et à mesure yooyu ñu ne woon dañ leen di defal contrat gars yi gis ñu si les contrats ñi defoon formation genn wàll gi yëpp bàyyi nañ ñi fi nekkoon te doon gérer genn wàll gi yëpp bàyyi nañ wala ñi ngi Dakar dem dikk ñi fi nekk nag seeni jarbaat sama nijaay moom oto bi kaay dawalal ma wala sama papa moom oto bi kaay dawalal ma loolu moo fi nekk parce que ku ci nekk nag da ngay jaay ne sama baay moom oto bi di jaay reewande ci kaw tali bi loolu lu ci bari loolu moo koy indi juste rek di waxaat nii nañ bàyyi xel ni ñun duñu seeni noonu ñoom transporteurs yi duñu ay noonu dañuy liggéeyal ñu ne ñuy fay kon donc lépp lu ñuy def dañ ko war a teg ci table bi ñu xool lii xam ni baax na ñu demee ak moom lii xam ni baaxul ñu dindi ko man yaakaar naa ni loolu mooy doxal projet loolu mooy doxal ñoom fi ñu bëgg a jëm mais su fekkee ni da nga xool ni travailleur bi chaque fois mooy def erreur nga génn ci presse bi naan chauffeur yi man des fois damay condamné gars yi su accident amee ñu ne indiscipliné chauffeur yi dañu naan indiscipliné chauffeur yi man des fois dama naan sax est-ce que ñuy wax indiscipliné chauffeur yi ñi ngi gëstu tamit chauffeur yan condition de travail la nekk comme ni ma la ko waxee sànq chauffeur buy liggéey de 5 heures du matin à 23 heures est-ce que kooku dina tranquille est-ce que kooku dina lucide nga bëgg ko tegle 20 jours di enchaîner loolu est-ce que kooku dina lucide jéey yi ngay gis ni accident yi des fois du ñu nekk wala des fois ñu teg leen pression yoo xam ni loolu lu ñu war a xoolaat la man des fois damay bañ ñu naan indiscipliné am na mais tamit nañ xool lan moo nekk ci ginnaawam condition de travail yi moo baaxul. mais pression yi nga naan moom lañ leen di teg des fois yamul dong ci 5 heures du matin ba 23 heures bi wala dafa am yeneen yoo xamante ne ni mu ngi ci suuf. des fois da ngay gis ay oto yu njëkkante fii ñaari la ñuy tegloo lu ko waral des fois dañ leen di wax ay prime tey su ma versé 100000 am naa ci 2000 francs loolu lan moo ko fi jar man des fois damay jam baaraamu moo les chauffeurs chaque fois dama leen koy wax réunion ma ne leen lu ñu dal yéen ñu ko teg parce que da ngeen ñàkk fayda nit ki da ngay am fulla am fayda ay ticket lañ la jox suñ la joxee départ ci gare ba dawal parce que client yaa ngi taxaw ci ligne bi di la xaar parce que mënuma concevoir nga ne damay traîner pour am beaucoup de recettes pour mën a am prime boobu man ay ticket lañ ma jox nañ ma heure damay dem lu ma gis jël lu ma gisul continuer dem sama yoon yaakaar naa ne suñu respecté woon loolu problème yi ñuy am biir aftu yëpp naan oto yi dañuy tardé ay car rapide lañu affaire yooyu loolu yëpp dina fi jeex mais lépp lu ñuy def rek dañ ci war a toog waxtaan parce que nee naa leen mënuñoo waxtaan te boolewuñu ci les travailleurs toog ci bureau rek concerté woo génn sa décret loolu dafa yomb ñi nekk ci terrain bi la ñuy imposer ci biir ñu toog xool lii xam ne moo bon lii xam ni moo baax ñu jël ko lii xam ne moo bon ñu génn ko waaw. sànq ci sa biir wax dégg nañ la nga ne chauffeur yu njëkk yi dañ doon def formation mais jamono ji chauffeur yi léegi yaama neex la ñuy dawale sama nijaay sa jarbaat affaire yooyu mais formation bi ñu ko doon def état moo doon appliquer formation bi wala ñoom ñoo jëloon seen nit di leen former. formation bi ñu ngi ko doon defee au niveau du CETUD xam nga CETUD moo fi toog a état ñun ñëpp formation yi lañ jaar ñun ñëpp dañoo def formation mais CETUD lañ defee formation bañ génnee ñun ñëpp am suñuy attestation ñu toog continuer suñu liggéey mais lii nekk ci ginnaaw moom la ñu respecté wul muy condition de travail ak les contrats yooyu lañ jël def ci 3 yi ñoom ñu gérer ñoom lu leen neex comme jamonoy car rapide niñ doon gérer chauffeur ak apprenti loolu lañ ñu indilaat waaw. kon mu mel ni loolu moo indi désordre total ci transport bi. loolu moo indi désordre bi man loolu laa gis ni moo indi désordre bi yaakaar naa ne su fekkoon ni tey jii ñi fi nekk amoon nañ yenn formation yi xam ne lii xam ni baax na ñu def ko lii xam ne bon na ñu def ko problème yi ñuy wax ci transport bi yëpp du fi am
man nag damay wax état nañ toogaat xoolaat transport bi parce que suñ bëggee transport bi dem dinañ toog xoolaat lii xam ne moo fi nekk ñu dindi ko lii xam ne moo baax ñu def ko te tamit respecter les travailleurs surtout les travailleurs il faut que ñu respecter leen jox leen lii xam ne moom lañ moom. maanaam yéen tey jii combat bi nga xamante ne nii yow yaa ngi koy mëne mbaa wéetuloo ci am nga ci sa ñeneen ñu nga xamante ne nii ay liggéeykat la ñu nekk ci biir AFTU yoo xam ne ñoo ngi seen ginnaaw. effectivement parce que suñ nee syndicat rek c'est regrouper tous les travailleurs am nañu travailleurs yu bari ñu ngi ci biir des chauffeurs de chauffeurs contrôleurs régulateurs des chefs de ligne ñu ci bari ñu ngi ci biir. mais boobu ba léegi dégguñu grève ci waa AFTU dégguñu dara. xam nga aussi tamit mbir doo ci jékki-jékki rek soobu noonu man yaakaar naa ne lépp looy gis rek dañ ko war a waxtaanee suñ demee nag ba mu sës su boobaa ñun dinañ xam nan la ñuy def parce que tamit comme ni ma ko waxee rek AFTU c'est notre outil de travail yaakaar naa ne lu koy yàq ñun du jóge si ñun tey jii suñu jógoon di sànni xeer bu boobaa dañ ñu naan ñii dañoo réew wala quelque chose comme ça dinañ ñu adressé loo xam ni nekkut ñun nag lii xam ne mooy suñu outil de travail dinañ ko sàmm mais lii xam ne ñun ñoo ko moom suñu àq ak suñu yelleef dinañ ko dox ba mu mat sëkk. yaakaar naa ne loolu leer na gars yi tamit ñi nga xamante ne nii ñoo ci war a jàpp ñu jàpp ci bala sësa am di yàgg feneen ñu bàyyi la nga lancer appel peut-être ñan ñi nga xamante ne nii yaakaar nga ne buñ ci jàppee di ngeen am saafara ci seen jàngoro. juste man lu ma ciy lancer rek mooy comme le ministre du transport yaakaar naa ni moom moo ko waafee ñëpp suñuy wax ñoom la ñuy jëm baaraamu tuuma te yaakaar naa ni am na mbir loo xam ni soo gisee. ni baaxul war nga delluwaat ginnaaw toog laaj lan moo tax parce que mosoon nañu recevoir bañ koy soog a fal parce que dafa ne da doon def prise de contact syndicat yi fi nekk jour boobu bañ ñëwee toog mu ne ma voilà ñun dama ñëwoon pour def comme que maa ngi soog a jël service dama ñëwoon def prise de contact pour xam yan syndicat ñoo fi nekk ak yooyu mais de toute façon dinaa ci jël kenn par kenn pour ñu toog waxtaan mais bind nañ leen du tey bind nañu CETUD bind nañu direction du transport le ministre ba léegi ba sànq kenn tontuwuñu kon donc am na loo xam ni tamit nit ki duñu bàyyi ba tàkk-tàkk am ñuy jóg ne dañuy fay waaw am na loo xam ne nag ñun ñoo ci war a veiller bu baax parce que tamit am na un jour benn responsable benn kilifa bañ ñëwee wax ko problème AFTU carrément dafa nañu dem leen ngeen boole ji état du yeeluy nelaw kon ñoom dañuy xaar ba tàq-tàq am ñuy soog a jóg pour réagir te yaakaar naa ne gouvernement warul doxalee noonu soo gisee ni lii mi ngi am chaque fois di avancer problème di am chaque fois war nañ taxaw carrément ne ah lan mooy problème bi nañ leen xool wax ñu lan mooy problème bi ñu gérer noonu. waaw peut-être bon pour benn question par rapport ak fi nga daanelee noonu donc dem ngeen justice apparemment xaddi ngeen. bind ngeen ay lettres tey ngeen ñëw ngeen ci presse bi suba lan ngeen di def concrètement pour mën a jël en charge seen soxla comme ni nga ko waxee. li ma ci ñëwaat rek avant may ñëw ci sa réponse damay wax ni soo xoolee ni AFTU ci problème mu jigéen ñi sax laay wax parce que AFTU dafa yaatu soo xoolee ni plus de 300 et quelques femmes ñi ngi ci yoo xam ne ay receveuses lañ ñii ay régulatrices lañu xoolal ma jigéen yooyu di yeewu 4 heures du matin. di wàcc 23 heures di enchaîner te balaa ngaa wàcc il faut nga dem verser ji ba pare tey jii borom oto bi su dëkkee Fadja yow nga war a ñibbi Thiaroye qu'est-ce que tu vas faire da ngay verser ba pare nga xool nooy kolo pour dem ñibbi des fois da ngay gis jigéen boo xam ne dañ koy agressé lu la opérateur bi wax ana xaalis bi baa demul laaju la ndax yow gaañu woo sax dañ lay laaj ana xaalis bi baa demul wala da nga koy fay surtout. da ngay fay ñoo xam ne ñu bari dañ leen agressé dañuy mujj di fay lii xaalis bi xam ne moom la ñu nangu ci moom léegi ñun dañuy laaj ban pays lañ nekk da ngay gis jigéen boo xam ne day nekk en état di liggéey amul congé de maternité di enchaîner di liggéey ba nu am nañ ci benn cas boo xam ni femme bi liggéey na ba ci ngoon gi mu wàcc dem ami doom kon loolu ñun xamuñu ban Sénégal lañ nekk. kon donc loolu lu ñu war a mën a bàyyi xel la xam ni ñun nous sommes des sénégalais duñu ay gambiens duñu ay guinéens ay sénégalais lañ te ay doomu réew bi lañ
te bëgguñu def lii xam ne moom la suñu yeneen moroom yi di def bàyyi fi liggéey bi jël gaal bi duñ ko def kon donc nañ jéem a xool ni ñuy organiser le système du transport pour mu jëm kanam man nee naa duñu noonu transporteur nañ ñëw toog ñu waxtaan jéem a xool ni ñu organiser transport bi jéem a teg les travailleurs dans des bonnes conditions jox leen lii xam ne moom mooy seen ak seen yelleef ba mat sëkk liggéey bi mën a dem tant que loolu amul chaque fois vous di ngeen dégg accident yi nii lay demee il faut ñu toog gëstu xool lan moo waral accident yi di am donc nag li may lancer waat mooy li ñu def yëpp li ñu war a def yëpp def nañ ko woo nañ leen ci ruq woo nañ leen fu ne nanguwu ñoo dégg lu ma leen di wax mooy lu ñu gis ñu na Sénégal yëpp ñu ngi ñuy dégg mosuñoo dégg ne afti dem nañ grève mosul am mais bis buñ ko defee xamal ne nag Sénégal ñëpp artu nañ leen wax nañ leen lii xam ne moom la liggéeykat yi di liggéey waaw yaakaar naa ne li mu fi jot a wax ñun ñëpp dégg nañ ko te nekk na kàddu yoo xamante ne nii boo ko déggee di nga xam ne kàddu yu leer la vraiment te wax ji nekkatul wax joo xamante ne nii war naa yem ci ñoom kese mais war naa dem ci Sénégalais yëpp parce que tey jii ñu imaginer un Sénégal sans bus yi nii ñuy wax bus aftu yi li ñuy bëri nit fu nekk fu mu jóge mën a dem vite fait bis bu ñu grévé wala dara askan wi dinañ ko yëg bu baax a baax yaakaar naa ne ñi leen di dégg te am ci jàngoro war nañ cee mën a indi ay saafara bu mënee nekk. ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi. di leen ziar bu baax maa ngi rafetlu jotaay bi ne am na solo trop di leen ñaanal tamit seen kër gi gën a développé bi ngeen yor ci seen télévision yor seen rajo gi yëpp ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax a baax je vous remercie.